salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV ñeent fukki simili juróom moo tegu ci midi daleen ak jàmm ci xabaaru njoloor si. li ci gën a fës bokk na ci kon askanuk Sénégal foofu ñu daal leen ñaax bu ko defee jafe-jafe ak benk ñu ngi am seen diggante ak alkaati yi mu mën a jeex dañ tàkk loolee nag luñ ci mën a am daal lu jàppale ni kon jafe-jafe kon warta mën a am diggante askan week alkaati yi loolee nag xabaar la bu bàyyi ko ci Mouhamadou Moustapha Diagne moom nag mu ngi bokk ci Amnesty International waaye tamit ki nga xamante ne ni mooy Mohamed jàpp na ne nag li nga xam ne moom mooy fitna ñuy teg léeg-léeg ñuy dëj ci bërëbu dencukaay di kaso yi nu mel lu war a mën a jeex tàkk la ci Sénégal seen xalaat dina biir ni mu gën a yaatoo ci biir xabaar yi ñoom ñaar ñëpp doon gënug Alassane Samba Diop daan ci ànd ki leeral ci biir xabaar yi ak kàddu yi nga xam ne jot nañ ko ci yëkkati. lu jëm nag ci askan wa yeewoo ca Mamel danoo mer ba futu ndaxte nee nañu ab bërëb bu ab usine woo xam ne kon day daal di fexe ba ndox mu sell neex itam ñu mën ko jëfandikoo ci anam gu mucc ayib lañ fa bëgg a samp waaye nag ñoom ne ànduñ ci tey ànduñ ci ëllëg lañ daal lu ñu fësal mooy nag la ñu bëgg daal mooy usine boobu ñu daal ko fa toxal nu mu gën a gaawee ba tax kon loolu li ñuy sàkku ci njiitu réew Macky Sall jënoog taskatu xabaar yi la ñu gontee ni ki démb daan ci ànd ki leeral ak Ndeye Nancy Diop Diouf ci biir xabaar yi bu calande mbas meeg tolluwaayam ci Sénégal ni ki tey kon benn nit moo ci ñàkk bakkanam lu toll ci ñaar fukk ak benn am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom fukk ak ñaar yoo xamante ne ni ay cas communautaire la lu toll nag ci téeméer wér nañ ci mbas mi lu toll nag ci ñaar fukk ak ñeenti kon ñoo des ci ñoo nekkoon ay cas grave bu sukkandikoo ci xayma bu bàyyi ko ci docteur El Hadj Mamadou Ndiaye daan ci ànd ak moom ci biir xabaar yi bu calandee yëglekaay yi mooy laaf laajtu xabaaru njolor si kon mbokki loolu gën a fës ci xërub xabaar yi ne kis bu cala àndee ñun ci faram fàccee. mbokk yi salaamaaleykum ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm rafetlu seen ànd ak ñun ci ITV xabaaru njolor si des koy tàmbali ñu ko junjee ci ndortale askanu Sénégal foofu ñu daal leen ñaax leen bu baax ci nan la ñu war a doxalee ak alkaati ci Sénégal loolu nag xalaat la bu bàyyi ko ci Mouhamadou Moustapha Diagne bokk ci Amnesty International section bu Sénégal la mu jàpp daal mooy waxtaan wooyu nag bu daal di amee ba ku ne xam foo yem ak ku ne la mooy sa wàll ak sa gëdd lépp loo xamante ne nii benk ñenk te ñu koy nemmeeku diggante askan wi ak alkaati yi dana jeex tàkk ci Sénégal ñu taw li kàddoom ci micro Adama Sarr. procureur bu demee ba génne lettre circulaire boobu rek dafa am taxaw seetlu bu ñu def alors taxaw seetlu bu ñu def mooy que ne police ci prérogative am si ay sañ-sañam daf cee bokkul muy jël plainte yi nga xam ne c'est en matière civile bu ñu li wax matière civile mi ngi mel ni affaire loyer matière civile la donc yooyu tey commissaire amul sañ-sañ pour jël ko et ñu seetlu ne des fois dañ koy jël ñu seetlu ne des fois sax da nga yoreel nit bor mu yóbbu la ci commissaire ñu téye la fa. te loolu nekkul ci prérogative commissaire donc bu ñu demee ba procureur nga xam ne aussi day surveiller liggéeyu takk der yi ci wàllu woowu génne circulaire boobu c'est parce que tout simplement lu am la et nekk na loo xam ne moom sax wax na ko ci circulaire bi nekk na loo xam ne mën na ñaawal xar kanamu justice et lépp loo xam ne aussi mën na ñaawal xar kanamu justice te méngoowut ak yoon dañ ko war a écarter. mënuma wax ne police su Sénégal dafa violente mais mën nañoo wax ne police su Sénégal day poser lu bëri ay actes de violence jëmale ko ci askan bi et je pense que loolu aussi ñun dañ koy ñaawlu di inviter encore une fois de plus la police sénégalaise à plus de responsabilité en matière de maintien de l'ordre et dans ses relations aussi avec les populations ñu xam ne ñi ngi ko séqal ñoom aussi dañu am àq dañoo am ay yelleef ñoom li ñu amee prérogative sol tenue yoon moo leen ko may ñële aussi dañoo am yeneen prérogative yu leen yoon may ñoom aussi dañ ko war a respecter dañoo war a wàccoog prérogative yooyu nga xam ne yoon moo ko may askan wi parce que comme ni ma koy waxee rek yoon mooy àtte lépp ku ci nekk rek boo defee lii si dafa war a am base légale. xabaar yi wooyu dama leen ko junjee itam lañ ci des ak diggante gu ñagas gu ñu nemmeeku diggante policiers yeeg askanu Sénégal loolee nag daanaka mbir la moo xamante ne ni lu war a ñàkk la ci réew mi bu nu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyi ko ci Mouhamed Gueye moom nag commissaire police la jàpp na ne nag li nga xamante ni daal moom mooy diggante yi kon lu ratax la war a doon te bañ a am benn ñagas-ñagas ndax loolee moom mooy li nga xam ne moom la alkaati yi kon sàlloo ci Sénégal ngir rek aar askan wi ngir ku ci ne nga mën a dox sa yite ci anam gu mucc ayib ñu taw li kàddoom Mohamed Gueye ci jokkoom ak Adama Sarr. de la même manière ñu amee obligation pour bañ a dugg ci loo xamante ni le code de procédure pénale mayu ko les officiers de police judiciaire noonu la ñu war a xamee également que kiy intervenir parfois du intervenir en tant que OPJ mais day intervenir en tant que agent de la force publique nga xam ni dafa am rôle bu am solo bu mu war a jouer ci prévention maanaam artu ba fexe ba
yenn jafe-jafe yi nga xam ne mënoon na yegg si police wala mu yegg si tribunal du fa yegg si parce que dañuy am capacité boo xamante ni dañ koy ànd ak ñi nga xam ni ñoo nekk ci communauté bi mooy les chefs de quartier les bajenu gox ainsi de suite pour mën di régler problème yoo xamante ni xëy na suñ ko bàyyi woon dina yegg si foo xamante ni yoon dina ci am wàll. mais li ma bëgg a préciser rek mooy lu ñu wax abus bu amee wala bu ñàkk am aussi il faudrait que ñu bàyyi ko xel xam ni même bu fekkee da ngay def intervention ci wàllu civil wala commercial amuloo benn pouvoir de contrainte ci nit yi nga xam ne ñu ngi déférer ci sa convocation parce que police ci population bi la jógee dañuy xëy génnee ci kër yi dem liggéey bu ñu wàccee dañuy delluwaat donc du ma bëgg sax yenn saa ñuy wax police population mel ni police bokkul ci population bi police ci population bi la bokk c'est important. beneen bi ci topp mooy tey population bi dem nañ ba gis ni dafa am place bu am solo ci li nga xam ne moom mooy kaaraange moom ci boppam. loolu dafa am solo il faudrait que population xam ni du ñu am kaaraange bu mat mukk lu dul ni dañoo am collaboration bu am solo seen diggante ak way takk der yi. maa ngi koy junj sànq ci ndortalu xabaar yi ak ci askan wi yeewoo ca Mamel ñoom nag ne bëgguñu mukk ñu leen di sampal ab usine woo xam ne day fexe rek ndox mi nga xam ne kon day am xorom léeg-léeg ñu nan la ñuy def ba daal di ko dindi nga askan wi yëpp mën ko jaar di jëfandikoo loolu sax nekk na pexe boo xam ne mën na tax ba ay gox yu bëri fii ci Ndakaaru di ñàkkum ndox kon mu daal di jeex tàkk waaye nag ñoom ne bëgguñu ko tey bëgguñu ko ëllëg lan lay sàkk mooy yar ko fa tuxal yóbbu ko ci benn bërëb ni mu gën a gaawee ndax nag ne am na ay loraange yoo xam ne mën na ko indi ci géej gi waaye tam ci nit ak ndëkk wërëb Ndeye Nancy Diop Diouf ci leeral ak Souleymane Mbengue. projet bi nga xam ne tabax ab usine ca Mamel moo ko tax a jóg ngir rek askan gi yeewoo fii ci Ndakaaru mën a jot ci eau potable maanaam ndox mu sell doon na li nga xam ne tey na lool xelu askan ngay yeewoo foofee ca Mamel ba tax na rek kuréel gii di SOS littoral ñoom nee nañu taxaw nañu temm ngir rek ñu bañ fa samp usine bi. lu am ñu indi ko Wakam on ne l'accepte pas nañ yóbbu usine bi feneen bu dee mënul ñàkk mais bëgguñu ko Wakam parce que fiñ koy teg cosaanu Wakam fa la dëkk muy rabu Wakam dëkk bi bu ñuy def seen tour ñun duñ ay intellectuels yu complexé yaa ngi dégg. Macky Sall bu jëlul usine bi fii dina am problème loolu moom dañ koy waat sax gëj naa si alxuraan ne dana am problème parce que buñ ko jëlul Wakam coow dina am fii. usine de dessalement bi nar na indi njeexital yu bari ci géej gi ak li mu ëmb bu ñu sukkandikoo ci ñoom. fii ñuy teg usine bi zone d'épicentre marin la man inventé wu ma dara mais borom xam-xam yëpp xam nañ ko c'est un point de lumière c'est la zone d'épicentre marin. donc c'est-à-dire courant yi foofu lay jëlee c'est comme les cyclones fa lay commencer li lébu yi di wax ndaw gu mag ak ndaw gu ndaw mooy courant nord yi ak courant sud yi mais foofu lay jëlee départ suñ fa tegee usine de dessalement Saumur bi dafay dem fii ba Saint-Louis dem fii ba Kalisay à Ziguinchor Saumur bi day rey géej dafay détruire géej mais Covid bi am di tukkal addina bi sur le plan économique ñoom dañ bëgg a indi Covid ci géej bi. usine bi ñuy waaj a tabax nag lenn taxu ko jóg lu du indi saafara ci wàllum ndox mu sell mi nga xam ne askanu Ndakaaru soxla nañu ko waaye nag ñii di SOS littoral ñoom ak askan gay yeewoo ca Mamel taxaw nañu teem ngir dakkal projet boobu ci seenub gox ndax njeexital gi mu nar a indi ci alam gi. Ndeye Nancy Diop Diouf jërëjëf maa ngi ko junj mbokk yi ci ndorteelu xabaar yi ak kuréel yi nga xam ne moom moo ëmb ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan maanaam artistes yi kon ci gàttal ñoom nag ne ñu ngi daj ay jafe-jafe yu tar ginnaaw mbas mi dugg ci Sénégal ak tey jii ba tax ñu sampab kuréel dippee ko say wi loolu nekk lañ ci jublu rek mooy fexe ba lépp loo xamante ni njàmbat la ak jafe-jafe ñu daal ci indi saafara nu mu gën a gaawee ñoom nag la ñuy sàkku itam mooy ñu daal di voté loi bu 2008 loolu nag saa wu antoo lépp loo xamante ne nii métti la ak gàllankoor yi lalu seen xëy wi dana ci mën a fexe ba mu daal dindeeku loolu lépp nag bu ko amee bu ko defee ñoom ñu mën a dund waaye itam la ñuy liggéey ñu mën ci gis seen bopp nu mu gën a yaatoo jibi gisee leen ci teewlu kenn la si moom ay cadeau mu ngi ko yëkkati ci micro Cheikh Hassana Fall. SODAV benn point la ci suñu revendication lu ñu intéressé mooy na SODAV fonctionner comme il le faut ni mu war a fonctionner instant bi soo fonctionné woon ni mu war a fonctionner ñun du ñu mer du ñu kaas parce que li ñuy remarqué mooy il y a 3 ans même pas 3 ans il y a 2 ans ba ministre demee à la SODAV lan la leen laaj ñaata ngeen récolté ñu ne 2 milliards et quelques ah ñaata ngeen séddale artistes yi ñu ne 900 millions mu ne leen seen ministre moo ne c'est inadmissible mun li ngeen def war leen ko def dañoo soxla benn commission bu am commission boobu bu amee peut-être dina leen dimbale ñoom ñi fa nekk ñu fonctionner ni ñu war fonctionner pour ñun fonctionner wul lu mu war a fonctionner li jëm si loi 2008 loolu mooy suñu combat du ay salle yu ubbeeku du SODAV benn point la mais ñun dañ na nguur gi loi bu fekkee appliqué wuñ ko c'est-à-dire que ñu ngi koy violer dafa am loi xam ne loi culturelle la dañ ko voté assemblée nationale
ba pare ñun lu ñuy laaj mooy li ci nekk nañ ko voté nañ ko appliqué pardon ñaari point laa ciy génne mooy copie privée bi amul kenn si ñun ko jot ci copie privée te copie privée mën nañu apporter au moins 3 milliards at wu nekk te saal yi ñuy ubbi du loolu mooy rek da suñuy problème yaa ngi fi woon balaa saal yi ubbi. tolluwaay mbas mi ci Sénégal niki tey kon benn nit moo ci ñàkk bakkanam ñaar fukk ak benn am yees woppi Covid 19 bokk na ci ñoom fukk ak ñaari cas communautaire lu toll nag ci téeméeri nit jot nañoo wéer ci mbas mi niki tey jii ñaar fukk ak ñeent nekk ci Sowtas ñaari junni juróom-benn téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñett nit ñoo des ci hôpital yi kon ci loxo docteur yi ngir ñu toppatoo seen wér-gu-yaram xayma ci tolluwaay mbas mi dañ ci ànd ak leeral ak docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. ci junni ak juróom fukk ak juróomi test yi ñu def ñaar fukk ak benn ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom-ñett cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci benn cas importé yu jóge bitim réew mu ngi duggee aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci fukk ak ñaar cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci jàngoro ji waaye xamuñ fu ñu ko jëlee walla ku leen ko wàll téeméer ci malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak ñeent ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb alarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan addu ci mbas meek ca daara ju kawe ja université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ndax lépp la cay matuwaay jël nañ koom déet waaye liñ ci mën a nemeeku daal mooy booy dugg lépp loo xamante ni nag diggee la bàyyi ko ci kër docteur yi dañ ci daal di tënk waaye nag lu ni mel wute na lool ak li am ci biir daara yi rawatina fa ndongo yi tëdd campus social bi ndax lañ fa nemeeku mooy mbooloo mu takku wala bokk ay nit yu bëri kon ñooy bokk benn nekk te loolee nag bokk ci li nga xam ne mën na xeex mbas mi ci Sénégal ñoom ñi nga xam ne kon ñooy ndongo yi jotoon indi leeral ci nit yi nga xam ne dañuy faral di bëri ci néeg yooyu lan moo ko sabab Abdourahmane Ly reportage. képp kuy dugg biir UCAD di nga dund lii par force ka nga nekk étudiant wala ngay liggéey ci biir université bi bu weesoo ni léegi dugg biir UCAD yombatul képp ku fiy dugg faw nga fexe ba respecter lu ñuy wax mesure barrières yi ngir jëlee fi coronavirus. loole bu fa amee nag daa fekk ni ñooñu ñu dénk bërëb bile leer na leen ni mbas maa ngi fi ba tey même bu fekkee ni kaay yi wàññeeku na fi. bunt bi dañ fi teg ay mesures yoo xamante ni bu dee étudiant nga da ngay wane sa carte d'étudiant bu dee ñiy liggéey si kër gi am nañu ay carte professionnelle dañ koy wane bu ñuy nekk ci chantier yi tamit en général seen uniforme yi ñuy sol dinañ xam kii chantier bii la bokk parce que ci biir campus bi dafa am ay bâtiment yi ñu fiy tabax ouvrier yi dañ fiy ñëw. ñooñu aussi tamit ñoom ñu ngi jàpp ci liggéey bi tamit ñoom tamit sensibiliser nañ leen dem ba gis seen i responsable ñu wax ak ouvrier yi nga xam ne dañ fiy dugg wala leen fii étudiants yi sax ñi nga xam ne ñoo tax ñu tabax université bi bu ñu ñëw fii dañuy coopérer pour cela ñoom ñëpp daal ñu ngi jàpp ci liggéey bi macha allah. jubluwaay wi daanaka mooy bañ a am cas fii ci UCAD muy bërëbu jàngukaay boo nga xamante ni ndongo yi ñu ngi ñaawlu nit yu bëri yu ñu mën a seetlu si nekk yi muy mbir boo nga xamante ni bokkul benn yoon ak tegtalu ñuy yëngu si wàllum wér-gu-yaram. si biir chambre bi juste dafa am ñoo xamante ni dañuy kii codifié nga gis sa xarit boo xamante ni amul fu mu nekk nga wax ko mu ñëw léegi bu ñëwee yéenay gérer chambre bi sûrement yenn saay mu tàng quoi am ñoo xamante ni dañuy génn si biti pour ñu fanaan fa bu ñu yeewoo après ñu delluwaat si néeg bi aussi foofu noonu. On ne respecte pas les mesures barrières juróom-ñaari étudiants ñoom ñoo nekk ci chambre bi. chambre bi mën naa wax ni dafa ndaw ndax affaire bi xat na trop. muy nekk boo nga xamante ni balaa mbas mi fukki ndongo lañu mayoon ñu mën fee nekk léegi lim boobu dañu ko xàcc. Saliou Sarr nga ñuy yóbbu ngir wàññu néegam. muy nekk boo nga xamante ni ñaari ndongo rekk ñoo fi war a nekk wante ñeent. ñoo fi fanaan. par exemple chambre boo xamante ne comme ay pavillon bay yi ñuy def ñeenti nit ñu ngi koy def actuellement à ñaari nit yooyu noonu dañuy jël décision boobu noonu rien que pour mën a respecter mesures barrières yi. am na ñoo xamante ne ñu ngi koy respecter mais am na ñoo xamante ne tamit mënuñu ko respecter carrément nekkul ne dañu ko bëggul respecter mais le problème en est que da ngay am sa rakk boo xamante ne actuellement mu ngi fii ni war a jàng amul fu mu loger da ngay obligé nga ñëw nga dugal ko ci chambre bi.
jamono ji daanaka amagul dara loo nga xamante ne mën na indi njaxare rawatina lu jëm ci mbas mi fii ci UCAD ndongo yaa ngi jóge fu ne nag ngir tàmbaliwaat njàng mi nu mu waree. Abdourahmane li mbas mi tombeek bërëb ndongo daara yi waaye nag li ci nemeeku jamono yi nag ñu bëri ci ñoom dañ doon lali pexe ngir xool nan la ñuy féexloo ginnaaw ñuy njàngee ba noppi waaye nag seetlu gi mooy mbas bi kon dafa laal bu baax koom-koomu Sénégal ba tax ñoom ci seen wajur dañ ko yëg bu baax dañoo jàpp kon léeg-léeg dañ doon jël sax ab koppar da leen ko jagleel ngir ñu mën a dem ci benn bërëb bi féex seen xol waaye loolee lépp nag jamono ji ak mbas mi tax na ba lépp daal di tënku waaye nag ku ne ci ñoom xool nga nan nga def daal ba say ndaw waaye itam say doom nga daal leen teral ci jamono bi nga xam ne kon jàngiwuñu nekk ci bër ñu ànd ci leeral ak Aminata Ba. waajuru ndongo yu bëri jël dogal ren gi ni duñu génn ak seeni doom ci jamonoy vacances yi ñu nekk. année bi moom prévoir wuñu dara pour xale yi parce que ak pandémie bi moom lépp a taxaw fu mu toll nii moom ak école yi nu ñu facturer scolarité xale yi dafay xaw a métti moo tax ren ji moom xale moom nañ toog rek. ñoom nag li ñu fas yéene def mooy daal di desandi ak seeni doom seen biir kër yi. ñun moom demuñu fenn dañuy déglu musique seetaan télé utiliser smartphone yi dund en famille voilà demuñu fenn daal. wuute lool ak waaj yi. waaw man chaque année damay prévoir à l'avance damay prévoir à l'avance budget boo xam ne pour sama doom yi la comme ça saa yi nu bëggee dem fenn ma yóbbu leen fa ñuy dem vacances mun a féexal seen yaram comme ça mun a tam jàng alxuraan si yenn dëkk yi comme ça suñu ñëwee ma yóbbu leen Ndar pendant 1 mois ñu mun a jàng alxuraan mun a tam foog si ak seen xarit yi. man en pendant dem leen di yóbbu Mbour si yenn club yi foofu wala tam ma yóbbu leen fii si booru corniche bi club bi fat naa nu mu tudd am na foofu ay terrain de jeu yu mu leen di yóbbu foofu voilà yooyu laa indi. déedéet man moom personnellement man instant coronavirus bi mënu ma andil problème si wàllu budget bi parce que man sama budget dama koy prévoir 2 ans 3 ans à l'avance. ndax mbas mi di coronavirus tax waajuru ndongo yi faw rek ñu desandi xale yi ci biir kër yi ndax ñàkkub koppar ak tamit ñuy xalaat ni ñuy def ba inscrire seeni doom ci année académique ak scolaire bu 2020-2021 bi ñu dëgmal. Aminata Ba jërëjëf daal di àddu kon ci lu jëm ci ëttu taskatu xabaar yi ak tribunal des pairs maanaam ab kuréel la woo xam ne dañ ko jagleel taskatu xabaar yi mën na leen àtte saa yu ñu wàccee yoon ñu daal di ko tegaat ngir ñu teguwaat ci bu ko defee liggéey bi doon lu mucc ayib liñ ci nemmeeku nag démb lañ leen daal di samp waaye ñoom ñëpp jël nañu kon seen engagement ne nag fexe ba li nga xam ne kon moom mooy secteur presse bi ñu daal di ci def liggéey bu am solo waaye nag tàmbale ko ci ñëpp ñi nga xamante ne kon ci leenu bokk rax ci dolli léegi kon dina jël sax ay jumtuwaay wala bokk ay matukaay yu yees ngir rek mën a joxe lii ñu dippee carte de presse yi maanaam ñi nga xam ne kon ñoo mën a firndeel ni kii kat taskatu xabaar la démb lañ amal ndaje bi ñu ànd ci leeral ak Aminata Diak Souleymane Meng. ci cérémonie officielle d'installation des tribunaux du Père tey nag xamal ne ñu ne pour am carte nationale de presse faaw nga am quitus bu jógee ci CORED. Vous savez aussi que le CORED aujourd'hui la grande nouveauté c'est que désormais pour tout demandeur de la carte nationale de presse il faut préalable le quitus du CORED. Ça veut dire quoi? En amont, il y a une sorte de filtre qui va se faire parce que le CORED va être très regardant avant d'octroyer ce quitus-là à qui de droit entre autres documents demandés dans le cadre de la commission qui attribue la carte nationale de presse. Donc je pense que ça c'est un grand point en avant. muy yokk di ñu xamal ni bu ay dëng-dëng amee mën nañoo nanguwaat li nga xamante ne mooy boobu les cartes de presse. L'autre avancée et c'était là le CORED a les prérogatives en cas de manquement de demander à la commission nationale qui délivre la carte nationale de presse de vous retirer votre carte nationale de presse. Ça veut dire aussi que là nous avons les pouvoirs donc de sévir contre ce qu'on appelle un peu les multirécidivistes parce que c'est pas parce que vous avez fauté une fois qu'on va le faire. Bon, donc les sanctions sont graduées. L'avertissement, c'est de l'avertissement jusqu'au blâme. ay matukaay nag wala ay engagement ñi nga xamante ne ñooy membre du tribunal des pairs daal dinañ koy jël. Nous, membres du tribunal des pairs.
ñun ñi nekk ci tribunal des pairs bi dinañu sàmm ak yelleefu taskatu xibaar yi te it bàyyi xel suñu liggéey ngir mu jaar yoon ci loolu nag dinañu moom suñu bopp duñu bàyyi benn pouvoir politique bu ñu influencé bu ñu seetloo rëcc ci liggéey taskatu xibaar yi dinañu saafara ndax moo ñu fi tax a toog. Et tout particulièrement dans des environnements, situations ou périodes délicates. correct nag daal dinañu jël ay matukaay yu bees liggéeyu journaliste yi daal di gën te it di jaar yoon. Aminata Aïssatou Diack di ko gërëm daal di àddu koon ci May Honest ab application la maanaam mbir moo xam ne dañu ko jaarale ci xarale yu yees yi mbir la nag koo xam ne kon liñ ci dugal ci koppar toll na ci 7 milliards sunu xaalis ngir rek may ñi nga xam ne ñoom ñooy sàkku léeg-léeg ngir ñu daal di leen a ngaccal seen foos ak yu ni mel loolu ñu mën nañ ko fa daal di jaarale ndaje bi nag démb lañ ko amal ci teewaayu njiitu ONAS di office national assainissement du Sénégal di Lassana Gani Sakho ñu ànd ci leeral ak Adama Sarr. bile application bu bees nag ñu koy wooye May Honest nekk na nag ab projet boo xamee ne daanaka ay at a ngi nii ngi ngànk kuréel gii di Honest di ci liggéey mu nekk nag ab xarale goo xamee ne méngoo na ak jamono nara indi njëriñ lu bari nag ci li nga xam ne mooy jëm ci wàllu ngecci foos yi boobu le secteur sax fii ci Ndakaaru li nga xamee ne moom moo di chiffre d'affaires bi daal di nañ ko xayma ci 7 milliards ci suñuy koppar. benn mooy naka la leen mën jàppale pour seen liggéey bi nga xamee ni ñu ngi ci depuis plus de 10 ans suma juumul ñu gën ko ful loolu moo tax ñu mettre à la disposition benn outil koo xamee ne képp ku nga xamee ne sa kër da nga bëgg am vidange nga bëgg a def wala ngay téléphoner wala di woote ONAS naan dama bëgg vidange nga dem ci application bi rek ne dama bëgg vidange et puis ñoom ñu ñëw def ko. loolu defe naa day permettre nit ñi gën a jege beneen bi mooy bu ñu xoolee opération vidange Dakar li mu tuuti 3 milliards la mais loolu mooy li ñu xayma ñoom am na leen loo xamee ne feneen la aw xaalis boobu defe naa bu ñu ko lalee sécuriser ko ñoom mën nañu monter li ñuy wax fonds d'investissement du ñu soxla dem di leb parce que secteur privé moo yor koom-koomu réew te ñun suñu gis-gis moo mës a nekk te defe naa mooy gis-gisu président de la République jàppale opérateur de vidange pour gën leen mën doole. ki nga xamee ne nag moom moo jiite lii di association des acteurs de l'assainissement du Sénégal xam le ne bile application ñëw na ci jamonoom ndax dina tax ba lii di client yi ñu gën koo yokk rawatina sax ñi nga xamee ne ñoom ñoo nekk ca bitim réew. ba nga xamante ni tey application bii nga xamante ni moom lañ fi teg vraiment dañ ciy sant di gërëm parce que dinañu permettre suñu ay camions yi ñu mën a yokk seen chiffre d'affaires parce que dinañu gis fépp dina am ñoo xamante ni dañuy nekk à l'étranger yor seen kër fii dinañ mën a toog à l'étranger fay vidange commandé fay ko loolu c'est extraordinaire donc dina permettre tamit vidangeurs yooyu ñu leen di gis ki nga xamante ni moo nekk ci këram xool ni am na vidangeur bu nekk à côté fii à 10 mètres su ma waxee ak moom mooy gën a yomb ka nekkoon Guédiawaye wala Parcelles donc loolu lu am solo loo xam ne application bi def na ko. beneen njëriñ boo xamee ne bile application lamboo na ko moo di li nga xam ne moo jëm ci camion yi fépp fu ñu mën a nekk fii ci Sénégal daañu ko mën a xam. données yi c'est important traçage bi c'est important parce que gis nga ñun dañuy jël fu nekk ndoxu foos dañ koy jël ci ay industries dañ koy jël ci ay sociétés de pêche dañ koy jël fu nekk loolu lu am solo la parce que dina permettre ñu xam vidangeur fan la jëlee déjà. foos bi loolu lu am solo la. données yooyu yëpp day tax ñu mën a tracer yoon bi mu jaar ba yegg si su ñu demee ba nga xamante ni li nga produit yooyu di génn ci buu yi nga xamante tey ONAS def na ci liggéey bu am solo mooy jox ko benn privé bu ñuy wax Delvic nga xamante ni aujourd'hui mi ngi liggéey pour valoriser buu yooyu donc loolu yëpp bu demee ba nga xamante ni ñun suñu loolu ñu doon def déchet day dem ba nga xamante dafay nekk matière première boobaa dina permettre ñu wàññi vraiment vidange bi ci ménage bi déjà. Office national de l'assainissement du Sénégal fas yéene nag gën a dooleel lii di programme de structuration du marché des boues de vidange ndax nag application bu bees bii dina gën a yombal boobu la liggéey. Adama Sarr jërëjëf mbokk yi kon pàcc gu mujj ci xabaar yi li ci yëglekaay yi. mbaa yéen
yéen a nga ci ginnaaw mbas meeg tolluwaam ci réewum Sénégal njiitu réew Macky Sall bëgg-bëggam nag mooy fexe ba koom-koom gi ci réew mi suqaliku ci anam gu yaatu ci réew mi Soleil national ne njiitu réew mi nag ay plan yu yees pekk la samp ngir suqaliku am ci koom-koomu Sénégal démb la ko xamle moom njiitu réew mi ci conseil des ministres bi daal di fësal ni conseil présidentiel la ñuy daal di amal ngir xool ci wan yoon la ñuy jaar ngir koom-koomu Sénégal suqaliku ba faw donte mbas mee ngi ci réew mi Sénégal laas ne njiitu réew Macky Sall talaata gi ñu dëgmal la woolu ab ndaje gu yaa ngir waxtaanee koom-koomu réew mi ak mbas mi nees lay def ba mu suqaliku ci Sénégal te moom njiitu réew Macky Sall nag ci ñaar kot la ko bëgg a jaarale mooy ci mbay meeg càmm gi ci Sénégal te loolee nag ngir mu antu ci réew mi foo secteur privé soob ci loxo mënu sukkandikoo ci kàddu yi nga xam ne moom la njiitu réew Macky Sall daal di fësal la Tribune ne njiitu réew Macky Sall ay plan la samp ci réew mi ngir suqali koom-koomu Sénégal te loolee mu ngi ko samp ci ñeenti mbir neel benn te dama sa baaraam conseil présidentiel la fas yéene amal mardi gi ñu dégmal ngir xool yoon wu ñuy jaar ngir suqaliku yaa am ci réewum Sénégal neel ñaar investissement yu rëy jëm ci mbay meeg élevage gi ci Sénégal ñett moom njiitu réew Macky Sall ne xemem tefan nag mooy fexe ñaari pàcc yooyu yëpp doon lu méngoog jamono ñeenteel ba nag njiitu réew Macky Sall ne ma ngay woo secteur privé bu Sénégal ngir suqali koom-koomu réewum Sénégal Papa Demba Diallo njiitu FONSIS ñu fekk ko ci laas ni Covid bi nag la mu fësal mooy foofu ñu accéléré mbiri ngir léegi nag ñu mën a moom suñu bopp te bañ a wéeruute ci kenn yëglekaay bi ne tailleur yi nekk ca Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar kenn kot nañu yaakaar seen payoor gi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ci moom toll ci téeméeri million di taal si la mairie Thiès ndaxte nee nañu ginnaaw liggéey wu ñu sumb ngir xeex mbas mi ci réew mi masque yi ñu defaroon si lay lépp jotaguñu seen koppar donte ñu ngay daw ci ginnaaw taal si la mairie bu dëkk ba ngir mu fayal seen koppar waaye ba léegi ni ñuy àddoo France daal di xëddeen ginnaaw mbas mi mbënd mi critique ak enquête ni képp koo xam ne sa loxo sóob na ci yorinu mbënd mi ci Sénégal Assemblée nationale dina la woolu bu nu sukkandikoo ci enquête loolee du yàgg dara ko fekki fan déglu koy dina tàmbali Mamadou Lamine Diallo ñu fekk ko ci critique ne moom njiitu réew Macky Sall naan taw beeg asamaan si mënu koo téye moom Mamadou Lamine Diallo ne kenn laaju ko loolu la ñuy sàkku ci moom mooy loi yi ci réew mi mu tënku ci ba noppi fexe képp kuy doomi réew mi nga daal ciy tënku Sud Quotidien ne moom njiitu réew Macky Sall dogal gi nga xam ne jëloon na ko ca Kër Massar daal di ko soppi commune samp ko département bi la dogal nag nekkul lu baax ndax ci seen xam-xam màcc jëm ci wàllu bi yëpp ne andu ju tey andu ji ëllëg ndax ci dolli mbir mi décision politique la laatur bi ne milliards yu bëri la ñu dugal ci réewum Sénégal ngir xeex mbënd mi ci réew mi waaye terewul ba tey ji askan wi nekk ñu ndox mi di dund ak moom ci jafe-jafe dëgg la ñuy dund ndaxte ñoom ñëpp ndóol la Sénégal yi saaxo la ñuy fekk ci xër bu njëkk la Quotidien mu ñuy xamal ni BD an bi dépollution bi danañ ko daal di tàmbali yëglekaay bi ne bu ñu sukkandikoo ci njiitu ONAS liggéey nag ñetti jàpp ñeenti at lay duré te du doon ci juróom-ñaari fukki milliards sunu koppar danañ ko ci dugal jaloore gu rëy la douane bu Sénégal def Vox Populi nañu lu ëpp ñaari tonnes ci yàmbaa la ñu teg loxo ca Koungheul te loolee bu ci defee xayma ci wàllum koppar ëpp na téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñaari millions sunu xaalis yëglekaay bi ne yàmbaa ji ci benn camion bu jógee Mali lañ ko jëlee ñu jël sunuy gët teg ko ci kaw xër bu njëkk lay foo yëglekaay bi ne liggéey nu sumb ngir yeggali jumaa ju mag ja ca dëkk bu tedd ba Tiwaawoon xalif général des Mourides sëñ Mountakha Mbacké téeméeri millions sunu koppar la jël jébal ko Serigne Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes ngir jàpp ci liggéey bi critique ne bëgg-bëgg borom ñaari tur yi di Mbay Wàdd doon sàkku ginnaaw làqob ñu jébal ko ci dëkk ba tedd ba Touba yëglekaay bi ne askanu Touba gépp ñoo lànkaari ne mukkile du ci dal ñu dees ba tey ca dëkk ba tedd ba Touba ak Source A yëglekaay bi ne ñu ay ndaje yu bëri nag ñu koy amal ca dëkk ba tedd ba ngir soxna Aïda Diallo bañ a dugg ca ngaabu ngir amal fa màggalub Touba ren ji yëglekaay bi ne ay plan anti Aïda Diallo la ñu samp ca dëkk ba tedd ba ngir bañ mu dugg ca Touba Vox Populi nañu musiba dëgg nag moom ca Sangalkam ndax benn camion moo fa faat benn tuut tànk bu jigéen bu am juróom-ñeenti at ndaw noflaay yi jël camion bi taal ko ba mu defi dóom mais da ngay seet loolu rek gërëm leen bu baax mbokki ci ànd beeg ñun ci ITV loolee laf laajtu xabaar njoloor si gërëm nañu ñëpp ñu ci jàpp lépp yemb gërëm leen ci ànd beeg ñun rédaction bi jox leen dig daje xabaaru maraxe bu ca lande feeg boobu ngeen woy di ñu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñu ndoog jàmm